Amis et fidèles internautes de cette actu, bienvenue dans votre émission spéciale 8 mars. Alors, ku ne 8 mars ne fête de la femme, ku ne 8 mars ne journée internationale de la femme. Ba tax na nag jigéen ñi duñ ci des benn yoon ginnaaw ñun waa cette actu, on a porté notre choix sur une grande dame bi nga xamante ni elle fait la fierté de toutes les femmes, kooku mooy Madame Thiam. Alors Madame Thiam, elle est la première adjointe de la mairie de Médina, mu nekk premier jigéen bi nga xamante ni moo njëkk a nekk adjointe fii ci Médina. Tey nag ñu porté suñu choix ci moom ñun waa cette actu, ñu fas yéene sekk moom waxtaan ci émission spécial bi nga xamante ni mooy spécial 8 mars. Alors Madame Thiam, on te dit bonjour. Bonjour Chérif. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay yéen waa cette actu di nuyu àdduna di nuyu ñi may seetaan ñëpp macha allah. jërëjëf Madame Thiam nuyoo bi am na solo. Alors sans plus tarder dañuy enchaîner suñu question comme ni ñu la ko waxee sànq c'est la journée internationale de la femme. te ku ne jigéen wax rôle am ci société. mais yow rôle bi ñu lay njëkk a laaj mooy le rôle de la femme dans la politique sénégalaise lan mooy taxawaayu jigéen ci politique. macha allah Chérif jigéen xam nga dafa am solo. jigéen mooy njëkk mooy mujj mooy ubbi mooy tëj. donc lu jigéen amul baaxul. xam nga innovation dafa bokk ci lépp. politique bu njëkk ba jigéen ñi xëj na amuñu ci woon doole noonu. mais dañu dem ba ci biir xam ne li ñuy woote fii ñu ko wootee fu ne jigéen fu mu góor fu mu taxaw jigéen war na fa am place. loolu indi jigéen rôle am ak yaatuwaayam ak firndeem bi tax mi war a dugg ci politique Sénégal politique gu àdduna. léegi tey bu ñu la laajoon yàlla moo la dugal ci politique en tant que jigéen. waaw en tant que jigéen dama ko laajee dama si sawar a tontu. man tout à fait au début Chérif man je suis pas politicienne. daawuma politique. mais dama dëkk ci gox gis gox bi nu muy demee ma ñëw fi laa juddoo nag Gibraltar gii. fii Gibraltar 1 yaroo fi màggee fi sëy si fii. kon génnuma si Gibraltar. génnuma Médina ma bokk nag ci famille militaire. politique mosul intéressé suñu famille parce que amuñu ci woon droit. mais bi ma màggee jàng ba génn ñëw sëy si fii. may xool gox bi ni muy demee surtout suñu koñ mu nekkoon quartier résidentiel boo xam ne ñëpp ko bëggoon. ñu dem ba ci biir mu am ay yàqu-yàqu yu ci am. bon boo màggee nag xalaat def dara. ma gis politique bi mu xam ma ne nag pourquoi pas ma dem jege fi nga xam ne moo yor gox yi muy maire yi. du woon sax pour dugg sa du naam def politique mais pour jege ñu ko yor mën a di déggoonteeg ñoom ci suñu gox ñu mën a defaraat suñu gox. man loolu ma dugal ci lii. donc à t'entendre c'est parce que c'est pour une raison sociale genre da nga gis loo xamante ni c'était un peu anormal désordre la woon nga jóg pour réparer loolu moo tax nga dugg ci politique. exact loolu rek moo ma ci dugaloon mais xam nga booy dugg xamal fi ngay teg sa tànk waaye bul xam fooy yegg. may dem ba ci biir nag mu may gën a intéressé. parce que dama ci gis loo xamante ne koo xamante ne daal ni mu taxawee ci goxam. di ko liggéeyee goxam ma ne kii ku ko jàppale xëj na mu dem. ba yow la nga ci soxla xëj na di nga ko am. yàlla di def ñu ciy dem nit di si gis résultat gis nañ li xew Médina. ma sës ci nag ba jeex. waaw ànd ak moom di liggéey rek nag moo indi lii. alors li xew Médina moom dinañ ci ñëw ci kanam. mais est-ce que bi nga ci duggee léegi tu l'as regretté ou ambition bi nga ci amoon ak passion boobu noonu est-ce que yaa ngi koy atteindre nga say objectifs. macha allah macha allah man nag fi may gis nii nag Chérif ku xaw a am fulla laa. su ma duggee ci dara dem ba ci jeex xëy na la ma ca xalaatoon gisuma ko ca. wala gisuma ci fulla gisuma ci fayda damay retiré wu. mais macha allah passion bi ma ci dugaloon ak ambition bi ma ci amoon muy gën a màgg may am satisfaction nag wax dëgg yàlla. may ci am loo xamante ni ma ko ci gis ba mu romb sama vision ci li ma ci amoon loolu moo ma ci téye ba tey. te yaakaar naa ne incha allah dina gën a neex. incha allah loolu lañ lay ñaanal aussi alors gis nañ ni que récemment tension bu métti amoon na fii ci Médina. ci politique bi entre Bamba Fall ak Cheikh Ba. yow ñu def la récemment première adjointe de la mairie de Médina ngay premier jigéen bu ko nekk loolu nan nga ko dundee. sant yàlla rek di julli ci Seydina Mouhamed comme politique moo demee noonu Chérif. politique da ngay gis kër goo xamante ne ñaar ñu bokk ndey ak baay sax kii féete fii kii féete fii. tension boobu du mën a yomb. parce que li ma ta bëgg la bëgg nag. ku nekk da ngay yóotu li nga bëgg muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba maa ngi koy nuyu au passage. di sama leader Cheikh Amadou Bamba Fall. ku nekk da nga bëgg a defar. gisuma ci ku bëgg a yàq ku nekk da nga bëgg a defar donc ku nekk da ngay yaakaar ne boo egsee di nga teg sa touche. ña nga àndal ñu bëgg la promouvoir nga yéeg ba fa nga bëgg a yegg nga yegg fa. moo tax tension bi du yomb te ay jeunes rek wër ko. wër Bamba donc du yomb. peut-être nag li ma ciy dolli mooy ñi comprendrewul raison wu politique bi. dafa bari. parce que mënoon na rafet. tey jii lu bari am na ci lu ñuy regretter mënoon na ñàkk. damay xalaat rek ni xale yi war nañu di waxtaan ak seen leaders yi te leaders yi aussi di am esprit de dépassement. di waxtaan ak xale yi di leen teg ci axe di leen wax lan moo xew ci politique bi ñëpp bëgg a defar mais li nga xam ne yaa ngi koy yóotu pour defar ko boo ko yàqee boo ñëwee da ngay sonn. tout à fait tension bi nag wax dëgg yàlla.
ak politique ñoo ànd. mais est-ce que foofu taxawaayu jigéen sentir nañ ko carrément parce que bu ñu demee ba gis ni que jigéen ñi ñu ngi xeexoo ñu ngi defante loo xamante ni ñaawlu nañ ko récemment comme affaire hôpital yooyu ci amoon. ci élection yi. gis aussi jigéen souvent ñoom ñooy nekk ci réseau yi di waxante lu ñaaw. di xastante lu ñaaw ci lu demee noonu ci politique bi est-ce que kon taxawaayu jigéen bi ñuy doon xaar ci politique mu fédéré boole dajale est-ce que loolu mu ngi am ci politique bi. ce sont des choses à déplorer. vraiment loolu rafet te wax dëgg yàlla lu war a mën a ñàkk la mooy li ma la wax léegi rek. mais affaire hôpital boobu nga ci wax dama ciy leeralal lu tuuti rek. bokkul dara ak politique bi. affaire personnelle la. d'accord entre ñoom ñaar encore une fois jotewul dara ak politique bi dafa tombé. ñu may dégg dafa tombé du politique du Cheikh Ahmed Tidiane Ba du Cheikh Ahmadou Bamba Fall ñaar ñu bokk ci ku nekk la mais seen affaire personnelle la woon. ñoom ñoo ko politiser nag yëkkati ko boole ko ci ba mu toll noonu ah yal na yàlla seral mais réseaux sociaux man dama ko ragal. li tax ma ragal ko mooy ñi xamul utilité bi dafa bari mooy li may wax rek da ngay wax loo xamante ne àddunaa koy dégg àddunaa koy seetaan ngay génne ay propos yoo xamante ne yow ëllëg boo koy seetaan sa bopp da ngay tuuti. da ngay rus ci loo xamante ne tey jii jeex na politique bi jeexul. jeex na ku àndoon ak Cheikh Ahmadou Bamba Fall keneen ki ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane gis nañ leen ñoom ñaar. waa léegi ñoom anañu du añ du reer waaye lu ma ta sedd la. rafetlu ma ko te itam ku ma déggal bu ëllëgee li jot a jàll ma mënuñ ci dara mais nañ ciy bàyyi xel. nañ ciy bàyyi xel réseaux sociaux dafa garaaw te mag ñi kilifa yi imaam yi yaay yi doom yi ñëpp a ngi koy seetaan ñëpp a ngi koy déglu ku nekk boo dégloo am nga ci wàll. kon nañ leen di sóor dañu jiital respect ci lu mu mën ci doon ndax koo respecté mu respecté la. effectivement franchement. tout à fait alors dégg nañ kàddu yu rafet yooyu mu wax te am na révélation bu am solo mooy loolu fi xewoon c'était pas une affaire politique mais c'est personnel et comme ni ñu koy faral di waxee y a le phénomène de la politisation c'est-à-dire tout n'est pas politique mais tout peut devenir politique et tomber aussi moo waral ay gaaf alors li ñuy suñu beneen question bi ñuy laajte madame Thiam mooy sa relation ak Bamba Fall lan mooy seen relation yéen ñaar. sama góor sama xarit sama mère sama ministre nag Cheikh Ahmadou Bamba Fall muy nag li mu séq ak man séqook ñëpp nag ku nekk ak moom ku ne rek boo toogee ak moom danga naan man la bëgg maanaam ndawalu gudd la ku njëkk rek dafa ne yaa ko moom mais man sama bopp laa xam personnellement ndax man jigéen laa waaye foog naa ne itam xeeb ma sama bopp soo ma yëgee ma yëg la soo ma safoo ma safoo la soo ma faalee ma faale la te nag moom Fall moo ri wax dëgg yàlla jox na ma sama cër xam na may kan teg na ma place en dehors de la politique sax nag wax dëgg yàlla bi ma ko xamee ba léegi wonuma lu tax ma war koo xarab wala ma wax ko lu ñàkk fayda te gis naa ne la yemalew ko ci man kese naturel la il est comme ça naturellement mais man sama bopp laa gën a mën a dëggal wax dëgg yàlla ma bëgg ko mu bëgg ma nag Fall moo ri muy sama góor di sama xarit di sama càmmiñ nag. politique moo leen boole wala da ngeen xamante bien avant politique. mukk politique a ñu boole. d'accord. politique bi sax ni mu ñu boolee dafa xaw a kii tuuti ndax man nee naa la man du ma politique. nit nag boo gërëmul nit doo gërëm yàlla. dama toog sama kër di jàngalekat jàng rek laa xam liggéey ñëw toog sama kër su ma génn ñi may dégg dinañ ko xam li ma wax. ndax benn anecdote laa barki démb dafa am ku ma taseel ci benn ndaje. mu di ma xool ba mu yàgg jékki-jékki ne ma Khadija kii yow la ma ne ko lu tax nga wax li mu ne ma yow yaay wax nii léegi parce que kenn xam ma woon ci wax. liggéey wàcc ñëw toog sama kër ak sama njaboot. mais dafa am ku nekk ci koñ bi fii dëkk fii mu ñu koy wax Aji Seck. mu nekk ci moom wax dëgg yàlla moom njëkk a génne yóbbu ma ci daje bu Bambali boobu politique dara amul muy def ay proximité tee débat. mu ñëw expliqué ma te xaaral ma wax la nag li ma jàng expliqué na ba sonn tee débat xamul li tee débat. mu ne ma léegi day fa am ngoon fu muy ñëw da ngay ñëw ñu ànd. sama borom kër ne ma kii topp la boobu ba léegi dama nga xool li muy wax lan la. ma ne ko man xaw ma génn guddi de mu ne ma di nga dem. ma génn dem si koñ bi toog fa dugg naa ba egsi dama taaxle sax nag moom bi ma ñëwee taxaw ci koñ moo ne ma exil ma ñëw egsi xaw ma woon sax lan la ci maire bi. kon boobu mu nekk adjoint au maire te wul nekkoon sax premier quatrième adjoint au maire muy temps wu Biram Saasum. xaw ma kuy Biram Saasum xaw ma kuy Bamba Fall. ma ñëw toog li ñuy wax mel ni charabia ci man maanaam comprendre ma ci dara. mu jox ma parole ma ne ko da nga bëgg ni ñuy rey parce que xaw ma li may wax mu ne ma di nga wax. ma nuyoo joxe kii mu ne ma lii rek wax la keroog laay c'était la première fois ma gis ko. muy génn di dem si beneen kër ne ma nañ dem ma ne ko di tàggoo woon sama borom kon feneen fii laa tàggoo woon waaye mu ne ma kon baax na ma ñëw. quelques jours après j'ai reçu un appel téléphonique de lui mu woo ma téléphone ma ne ko kan la mu ne ma man la Bamba Fall ma ne ko kan mooy Bamba Fall
mu wax ne ma dafa am ko ma lay booleel muy ko tudd Soxna Ndiaye maa ngi koy nuyu au passage di sama chéri sama xarit. dëkk fii ñu ànd dem toog fa waxtaan yàlla xam ne la ñuy waxtaan ba kooku ci boppam de Soxna Ndiaye moo ñëw expliqué ma lan mooy nouvelle vision ñu téye ko moom laa lay wax ne boobu on était que 18. loolu moo ma dugal ci politique bi. sama mari ba léegi sax daf ma koy tooñee da nga ne doo politique waaye léegi yaa ngi politique. man ko dama ko mës a wax ne du ma mës a politique. damay jàppale mais macha allah alhamdulilah loolu moo ma dugal ci kii bi. alors macha allah kàddu yi rafet na te leer na aussi alors gis nañ élection yi passé est-ce que mën nañ xaar élection yi di ñëw nga déposer sa candidature comme pour nekk maire de la Médina. Chérif xam nga àdduna dafa yor tànk di dox. man ku ma ne woon dinaa mës a toog di politique ba egsi fii tey ma ne la du am. musul nekk sama ambition musul bokk ci samay yàlla nag mooy décider. di ñaan ñëpp di ñaan dalal ñëpp sama loxo nag di ñaan yàlla ñëpp jàppale ma te ñaanal ma yen bi oyof. ndax nag dénkaane dafa metti te ma fas yéene liggéey Sénégal xam ne liggéey naa waxuma Médina de. Sénégal xam ne liggéey naa ndax ki ma àndal mën na ko ñeme na ko te topp naa ko ci loolu. te fas yéene naa prouver incha allahu rabbi li ci kanam nag rawul ay gët yàlla rek a xam xalaataguma ko de wax dëgg yàlla. mais mën na ne dawuma ko yàlla du ma ne mënul nekk parce que li ma indi fii mën na maa yóbbu foofu. waaw tout à fait alors macha allah kàddu yi rafet na alors du coup sànq yaa ngi wax affaire nouvelle vision. lan mooy nouvelle vision parce que apparemment yow aussi yaay présente nouvelle vision femme yu Médina. waaw nouvelle vision c'est ma famille. la nouvelle vision c'est ma fierté. ce sont mes sœurs de cœur. may nuyu au passage ñi ma ci bokkal di liggéey ñëpp muy sama secrétaire général Adja Koña Ndiaye. sama trésorière Adja Adama Ndoye ak sama vice-présidente Adja Ndëpp Diouf ñu yóbbul ma géew présidente yëpp ak membre yëpp ba ci gën a suufee. Nouvelle Vision c'est une association un ensemble de femmes ñu bokk ndey bokk baay que pour le développement de la Médina créé par monsieur le maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall dénk ñu ko ñu liggéey ko nag ba mu agsi fii ak la massification des femmes mu dem nag ba jur lii ñëpp dégg nouvelle vision. mais seen rôle ak impact lan ngeen bëgg a def fii ëllëg exactement c'est quoi le projet en tant que tel. waaw projet on a divers projets. il y en a plusieurs aussi. ndax mënoo ne rek da ngay nekk benn groupe de femmes toog waxtaan natt dem déedéet. déedéet ci biir nouvelle vision on a créé des GIE. présidente bu yor sa cellule. de femmes cellules yi nag ay membres macha allah ñoo ci nekk. cellule bi ci gën a ndaw te amul sax cellule bu ndaw ay membres am dépassé nañ 60 ba 65. kon on en a ñoom ñëpp nag ñu créer seen GIE boobu cellule boo ci dugg am na turu GIE ak kayitu GIE ñu ngi jot seeni financement di liggéey. super ñu ngi jot seeni financement di liggéey ci fànn yëpp nag la ñuy laal. dafa nekk nag loo xamante ne doo def di wax. waaye ñu ngi ci suñu ruq di liggéey suñu liggéey. ndax nag ba mu ko créé aussi defu ko rek pour ñu di ko topp tàccoo ko way déedéet. dafa promouvoir la femme. ñu boot nag femmes yu bari am na si ñoo xam ne jànguñu. am na ci ñoo xam ne jàng nañ. am na ci ñoo xam ne kër la ñu yore ñii yoroon seen liggéey di ko liggéey ñu renforcer leen jox leen ay formation ñuy def tey jii ku nekk rek jox nañ la loo demalee sa bopp loo xamante ne yaa ngi dimbale sa borom kër sa kër. yaa ngi jàppale sa njaboot te loolu la ñuy doyee femmes yi. très bien. ok est-ce que du coup ça se limite uniquement à la Médina ou dafa nekk ci région yëpp wala c'est partout dans le monde. waaw présentement li ci ëpp Médina la yem. mais notre vision génn na Médina. on tend vers le Sénégal. parce que bu ñu ko yemalee ci Médina rek leadership bi ñu bëgg a dérouler du dem. parce que boo tàllalee dara gis ci njëriñ tàllal ba sa beneen morom jot ci tànk yooyu la ñu taxawee te incha allah dinañ ci xam dara si kanam tuuti. incha allah alors ba tey yéen a ngi ci seen spéciale édition spéciale bu 8 mars bi ñu dalal ci ki nga xamante ni mooy soxna madame Thiam di première adjointe de la mairie de Médina nekk aussi présidente de la femme Nouvelle Vision. alors ñu ngi waaj a ñëw ci cëppaandaw gi mais dañ lay laaj jigéen rôle am ci politique est-ce que mën na allié wu ak rôle am ci ménage parce que tey sànq élection yi comme ni mu tension bi demee woon nit ñi demoon nañ ba foog ni Médina rek mooy élection locale yeneen gox yi bokkatuñ ci est-ce que période boobu yomboon na nga allier ménage et politique ak meeting yeeg yooyu. bien sûr problème d'organisation rek la. meeting yi ça se passait les après-midi. d'accord. donc lépp looy def rek groupe WhatsApp yi ba mu xewee ba léegi kenn sonnatul. damay xëy liggéey man je suis enseignante.
dem sama classe liggéey sama liggéey ba wàcc ñëw sama kër toppatoo sama kër sama borom kër ñu añ def yëpp ma préparé dem mais au préalable dañuy waxtaan ci groupe yi xool nu ñuy génnee xam na ñuy dajaloo ak naka la ñuy dérouler suñu campagne ñu ngi ci doon waxtaan bu baax ça n'a rien à voir avec le ménage. te lépp lu ci nekk da nga koy jox àqam ba mu doy dara manqué wu ci. très bien mais parfois day yàq parce que ñoo xamante ni camp bi la ñu far ñee far camp bi ñu bokk même kër parfois day indi ay tiraillement te ay. man nag daluma. pour dire vrai daluma. j'étais avec ma petite sœur Altine Sow maa ngi koy nuyu moom itamit. moom mu bokk ci Cheikh Ba nekk fa responsable nag. mais mosuñu werante ci affaire politique affaire yi gëm-gëm la rek. mooy li ma la wax da ngay gëm dara dem ci keneen gëm dara dem ci boo respecté sa bopp respecté sa nawle. ku nekk fa nga nekk rek la nga cay liggéey nga liggéey ko te bu ngeen di discuter ngeen gis ne mënul dem bàyyi leen ko fa ndax kër gi bokkul ak li ci biti. famille la. effectivement te politique la. politique ay jàmbur nga ciy nekk man sama kër kenn du politique. sama borom kër kenn du politique je suis la seule donc day yomb ci man. ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk seen kër am na nag parce que ñun am nañ ci ay écho. mais lépp rek waxtaan la bu ñëpp amee xelu waxtaan wala dépassement kii wax na lii nga bàyyi mu jàll. parce que xam ne macha allah yàlla moo leen boole. ngeen waxtaan ba juboo rek. effectivement yàlla def na ci ndox bu sedd ba tey jii lépp jeex na. effectivement waaw léegi lépp jeex na alors dernière question bi mooy tey yan conseil ngay jox jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci société bi moo xam ñu ngi ci politique bi moo xam ñu ngi ci ménage bi de façon générale lan ngay conseil jigéen ñi. macha allah jigéen ñi nag conseil bi du bari parce que sax mu tax Chérif. jigéen ñëpp a yeewu léegi jigéen ñëpp a yeewu ku jàng ak ku jàngul. télévision yaa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi fi fait réel yaa ngi fi. chaque jour ñu jàngat ba tax na lu ñuy ñaan la rek. tuddee ko conseil na ñëpp dal àdduna yàggul. te jigéen dafa am na mu baaxoo surtout que ñun suñu société sénégalaise am na yoo xam ne bokkul si ñun bokkul ci suñuy vertu mœurs aussi day jouer. li ñu gëm suñu maam yi bàyyi ko fi bu ñu ci toppee du ñu juum naam innovation am na bees am na développement am na. waaye ci na ngay développer ci ngay xoolee li lay arranger sa famille arranger ñi ci biti. ndax jigéen mooy yaay. effectivement jigéen mooy yar jigéen mooy defar àdduna lu mu dëng jigéen am na lu muy taxawee noo xamante ne dina tempéré ba lépp normal. nañuy delloo ci xel yi di jàngataat suñu bopp di waxtaan nag ak ñi ñu war a waxtaanal. ndax boo soree ki la jege nga war a wax ak moom sa erreur day yomb. dañuy waxtaan ci suñu biir di xool lu rafet ñu koy def waaw ndax rafet bari na de li rafet bari na Chérif. jigéen daal première chose à faire mooy dal maandu xeek la sa bopp xam li ngay wax xam fi ngay dem xam li ngay jëfee boo ko defee doo juum. macha allah. jërëjëf kàddu yi rafet na defe naa mbokk jigéen ñi ñuy seetaan dinañ ci jëlee njëriñ ci kàddu yi nga xamante ni madame Thiam wax na ko alors sunu yaay ji ñu bàyyi la nga tëj nga wax ñan ngay nuyu ak ñi ngay remercier rek ci. émission bi nga xamante mooy émission spéciale 8 mars ñu tàmmu la ci nag ngay référence di jàmbaar ci jigéen moo tax ñu porter suñu choix ci yow. waaw di sant yàlla ndax xam nga l'égalité moom bu ñu ko waxee. dama ko ciy dolli rek. mu ngi commencé ci famille bi. taxul nag ñu ne góor ak jigéen dañu maase dañu yem déedéet l'égalité pour faire développer notre pays. l'égalité ci yar bi l'égalité ci àndandoo bi. égalité ci jëm ci kanam. waaw ndax yaay mooy jabar jigéen mooy jabar mooy yaay mooy jigéen ci kër. mooy kiy defar nañu seet ne ñun la suñu borom yan di gën a diis. muy l'éducation bu ñu nee éducation nag yemul ci doom yi rek. mag sax di nga ko yar ci sa façon jëfin la. kon mooy li ma waxoon léegi rek la femme dama ko ci ñaan aussi. 8 mars c'est une seule journée. doyul pour la femme. Pourquoi ne pas prendre tout le mois de mars pour fêter la femme? Parce que boo xoolee li femme di daj yëpp li femme di dund yëpp ñu nangu ko nag yàlla oyofal ñu ko ndax dégg naa li ñu teg dañ ko tegoon góor mu dee. yàlla teg ñu ko ñu xam kon ñun ñoo ko xaw a antan laa wax. kenn antanul suñu borom rek mooy tegaate. ñu ñaan yàlla lim ñu teg yaa mu téeñal ñu. ba ñu antan ko ba mën a deflanteeg ñi ñu war a deflanteeg yëpp muy rafet. may ñaan yàlla rek jigéen ci kaw ci kanam fépp fu ñu taxaw yàlla nañ leen dégg. ci kaw ci kanam ci développement
entrepreneuriat surtout na jigéen ñëpp ku nekk uti rek ci loo jàpp ndax kër yi métti na àdduna jafe na te doole yemul borom kër yi ñu ngi fi sonn nañ. nañ def lu ñu mën uti lu ñu amal suñu bopp. jàppale suñu borom kër suuxat suñu kër yar suñu njaboot bu ko defee rek suñu Sénégal jëm kanam. ñoo bokk lépp macha allah. jërëjëf yàlla defal jàmm. amiin tawfeex. amiin jërëjëf madame Thiam ñu ngi koy jaajëfal bu baax alors lii moo nekkoon seen émission spéciale 8 mars ak waa 7actu ngeen ànd ceeg Chérif Diamé seen animateur alors ñu ciy remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ñu doon suivre internet 7actu yëpp aussi di remercier ki nga xamante ni mooy sunu yaay ju baax ci parce que bu ñu nee 8 mars faaw sunu xel dem ci moom muy yaay Thiama di yaayu Iso di yaay ju baax bëgg ñëpp fonk ñëpp njaboote ñëpp donc moom it ñu ngi ko ciy sargal bu baax di remercier sama yaayu bopp Badiane Sakura di remercier ñëpp di leen wax dig daje yeneen émission spécial fii ci 7actu fii la mburu mi tàngee jaa ngeen jëf